su ko defee xam naa dañuy daal di dalal sëñ Babacar bisimilah ngir mën a tàbbi ci ñaareelu waxtaan bi nga xam ni moom la ñu fas yéene amal incha allah su ko defee comme ni ñu ko waxee léegi tamit sëñ Abdou Samad yaakaar naa ni mooy teew noonu moom tamit mi ngi ñëw ci jotaay bi bu sëñ Babacar noppee dina am ay kàddu yoo xam ni dana ko ci dolli. kon su ko defee mbokk taalibe yi kon ñu ngi leen nuyu di leen ziyaaraat bu baax di leen ndokkeel ci jotaay bi di wax rek ni comme niñ ko defee suñu jotaay yi yëpp mooy di ànd waxtu wi ci ay waxtaan yoo xam ni dafa jëm ci dundal xam-xam ak yaatal ko waaye tamit ak dundal weeru koor wu tedd bi ñu nekk ngir sàkku ci tiyaaba waaye mu nekk occasion yoo xam ne tam dañ ciy profité ngir maanaam nemmeekuwaat yenn ci nga xam ne yu nu yitteel la ci sunu dund yu nu yitteel suñu àdduna kon tey jotaayu koor ñu fas yéene waxtaanee benn tomb bu am solo mooy thème bi nga xam ne ci niñ ko tënkee mooy quel système politico-économique pour une vraie émergence maanaam bu ñu ko doon leeral ci olof rek mooy day mel ni dañuy laaj ni ban système politique ak économique la ñu war a adopté maanaam la ñu war a indi ngir li nga xam ne moom lañ tubaab bi tuddee émergence mooy ci bu ñu ko tënk mooy yokkute ak suqaliku ngir ñu mën ko am ci Sénégal loolu nag boo gisee ñu tànn ko mooy ne kenn ku ne xam na ni dañoo nekk ci réew moo xam ni kenn ku ne xam na ni wàllu développement lu ñu yittewoo la tey tamit loolu tamit war naa yitteel ñi nga xam ñoo dëkkee réew mi ndax développement dañuy wax ni day commencé ci nit ñi ko dëkkee soo ko mën a law jëm ci réew mi su ko defee loolu nag développement base bi li koy indi lépp kenn ku ne xam na ni mooy li ñuy tuddee système politique nag loolu moo tax ñu indi sëñ Babacar Mboup su ko defee ngir mu càmbaral ñu lan mooy wàllu système politique ba ñëpp xam d'abord lan mooy système politique bu ñu noppee tamit mu leeral ñu lan mooy système économique waaye tamit mu tànnal ñu mu jox ñu ay orientation yoo xam ni jàpp nañ ni suñu ko defee maanaam Sénégal dina nekk li nga xam ne mooy ce qu'on appelle un pays émergent ndax comme ni ma ko doon fàttalee dañuy wax ni plan Sénégal émergent bokkut ak le Sénégal un pays émergent ndax plan moom day nekk loo xam ne loo teg la ay xalaat la vision la ngir àgg ci li ñu tuddee émergence waaye nag dëgg-dëgg émergence moom mooy ay jéego yoo xam ne da nga koy dox ngir jëm ci kon nag loolu day mel ni ñu dañuy bëgg a teggi li ñuy wax équivoque yoo xam ne lu mën a am ci thème bi la ñu xam ni kon bu ñuy wax émergence Sénégal bokkagul ci ce qu'on appelle les pays émergents ñaareel ba tam beneen bi ñu bëgg a teggiwaat mooy waxtaan wi jëmul ci ce qu'on appelle les hommes politiques waxuñu waxtaanewul les hommes politiques mais on parle de système politique maanaam système bu ñu ko waxee mooy ni nga xam ni mode de gouvernement bi nga xam ni wala li ñuy wax régime politique bi nga xam ni noonu la ñuy yoree Sénégal ngir mu jëm ci kanam kon su ko defee loolu mooy yorin wi kon façon yorin woowu la ñuy waxtaanee xool wan façon mooy bi nga xam ni jàpp nañu bu ñu ko defee émergence bi nga xam ni tey jii boo xoolee pays Afrique yëpp ci la ñuy wax ñun ñu bokk ci pays africains yi xam dinañ bokk ci émergence boobu kon loolu moo tax ñu tànn sëñ Babacar Mboup ngir mu defal ñu waxtaan woo xam ne dina jëm ci tomb boobu ci wàllu présentation sëñ Babacar Mboup comme ni ngeen ko xamee nekk koo xam ne chercheur la ci wàllu géopolitique ak ci wàllu géostratégie ak ci li ñuy wax les religions révélées waaye tam ci li ñuy wax les sociétés secrètes ak les états de conscience modifiés waaye tam kenn ku ne xam na ni ci wàllu yëngutoom moom mooy ki nga xam ne mooy initiateur pétition bi nga xam ne mooy contre la laïcité yaakaar naa loolu ñu ko miin ñëpp xam nañ ko waaye tam mooy président ANCA des associations pour une nouvelle citoyenneté africaine waaye tamit nekk coordinateur collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité kon nekk koo xam ni ku xaw a yëngutu la ci réew mi ak question yi ñu wax léegi muy ay homosexualité ak franc-maçonnerie ak yu baree bari nekk tamit ci langue politique gi doon gëstukat kon moo tax ñu jàpp ni thème bi ñu tànn dina ko war a mën a leeral kon su ko defee ñun ñëpp ñu bokk teewlu ko mu dikk ñun ci tomb boobu bisimilah. auzu billahi bismillahi inna waliyallahi wa ma tawfiqiya illa billahi
xasbiyallahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. alhamdulillahi ala al imaani summa ala al islaami wal ihsaani wa afdalu salaati wa salaami ala nabii sababil anaami muhammadun lu waajibi an yutabaha fi kulli ma ataa wa ma xad sara wa alihi wa sahbihi almutaabihin sunnatuhu bi izni rabbil alamin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. bokk yu tedd yi, ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a jot ci nuyoo yi, te mooy nuyoob lislaam. di ci jiital sëriñ Abdou Samad Mbàkke di suñu sëriñ, di suñu jëwriñ, di suñu soppe, di suñu wëllëre itam. di am mbégte lool ci teewaayam ci jotaay bi. doon na lool lu rëy te ràññiku ci ñun itam ci waxtu bi mu fekkee ci waxtaan wi. di nuyu ñi nga xam ni ñoom la àndal itam. di nuyu waa daara ji yépp, daara xaatimatul munaajaat. di teg nuyoo bi ci sëriñ Xaadim Bamba Safar mu jot li ñu ko bokk yépp ak wëllëre yi ak soppe yi. di nuyu it bokk yu nga xam ni ñoo ànd, sëñ Moustapha ak sëñ Maka, ñoo ngi leen di ziar lu bari itam. di am mbégte lool nag ci jotaay bi nga xam ni am na te mu doon jotaayub xam-xam ngir jubloo jariñu ak jariña ci xam-xam rekk, te muy lu am solo. ñu njëkke ci rekk ndokkeel waa daara ji ci xalaat bu rafet bi ñu am, surtout thème bi ñu jël ni mu amee solo, ndax dañoo nekk ci kaw suuf si noonu ko sëriñ Saaliwu Mbàkke daa waxe, dañu fi indi te bàyyeendu na fi. ñu bàyyeendu na fi am lu tax nu indi nu fi te bàyyi nu fi it. yàlla dogal am nañu dikkoon ni ñun te jiitu ji nañu, xëy na am na ñoo xam ni it dikkaguñu. waaye bàyyeendi gi nu fi bàyyi nag am yaari taxawaay yoo xam ni war nanu. benn bi mooy waajal suñu daje ak suñu boroom, beneen bi ci desit mooy taxawee responsabilité bi ñu am ci kaw suuf si, taxaw ko. mel ni am na laaye bu ko tënk, wabtaqi fi ma aataka daaral aaxir wala tansa nasibaka mina dunya. kon suñu tànnee thème bu mel nii, mel na ni kon nemmiku nañ ni réew mi ñu maasa boole ñu bokk ko muy Sénégal, mel na ni seetlu nañ ba mu jotee boppam ak léegi, mel na ni xëñ na nañu bëgg mu mel ni ba tey ñàkkul ni xëñ na mi ngi ci aw yoon, waaye ay ak des am na ci. terewut nag yitte mi ngi fi am, yéene mi ngi am
ca tàmbali ca ñaari plan yi nga xam ne moom la Senghor njëkkoon a teg yépp 61 65 ak 65 69 lu ci nekk ñu natt ko ci ñeenti at ba ci plan Sénégal émergent bi nga xam ni moo mujj waxtu wu ne kilifa yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci réew mi ñoo ngi fësal seen yitte di fësal it pas-pas ak it jublu ci soxlay nit ñi ngir fexe ba nit ñi gën a mën a yokk seen condition de vie mën a amélioré wu fexe yi tamit ba seen nekkin gën a mën a am solo fexe ba nit ñi mën a am pouvoir d'achat nga xam ni kon ak ndóol dana fi sori mbaamu wàññiku bu baax yooyu yépp kenn ku ci nekk ci mboolem ñi fi jaar moo xam socialisme démocratique bi fi njëkk la moo xam libéralisme social bi ci tegu la kenn ku ci nekk jéem nga kéem sa kàttan ba réew mi toll fii ñu toll tey jii alors loolu nag su fekkente ni am na ñu tànn thème bu amee solo nii jëm ci léegi nag ban système politique politico-économique moom moo doon xëy na gën a yell walla moom lees waroon a mën a am ngir réew mi jëm dëgg-dëgg ci ak jëm kanam réew mi jëm ci jëm kanam nit ñi it jëm ci ak jëm kanam ci tënk bu gàtt rekk mel na ni des na laal ay tomb yooyu des koy ngir ak fàttali rekk lañ ciy jublu ngir mën a dugg ci jëmmi waxtaan wi mooy mel na ni seetlu nañ ni ñetti nosin yi nga xam ni moom moo gën a fés gën a lëng ci àdduna bi ci ñu koy saytoo aw askan ngir ñu mën a jëm kanam taxawu leen benn ba moom mooy lu mel ni communisme ba ca des mooy lu mel ni socialisme beneen ba ca des muy lu mel ni capitalisme yooye nag lu ci bari ñàkkul ni sax am na ñoo xam ne seeni xalaat sona ci biir réew mi ñu roote ca xalaat yooyee ak xeeti nosin yooyee ak xeeti tëralin yooyee ak la mu làmboo lépp waaye ba tey mel na ni xëy na la ñu bëggoon ba tey mel na ni amagut doonte xëy na mën nañoo nekk ci yoon tamit waaye nekk ci yoon firiwul ni tekkiwul ak yegg ak la nga ca bëggoon ak naal yépp nga am ko maanaam nit ki da ngay nekk ba noppi yow am identité am ngëm-ngëm pas-pas bu wér soog a mën a wëlbatiku jëm ci da ngay dox ak da ngay toog ak fan nga jëm loolu moom toujours moom mooy li jiitu ba tax na loolu amoon na ko taxul woon moom mu ginnaawal mukk wàllu koom-koom déedéet waaye dafa gisoon ni loolu bokkoon na ci lii tax mbir mi mën a dem foofu te bu ñu xoolee ci 1955 nga xam ne boobu Sénégal jotagul ci indépendance am na lu mu waxoon loo xam ne si tegtale na loolu moom Senghor moom dafa waxoon ne bu fekkente ni Sénégal dafa namm jëm ci autonomie interne maanaam moom gu muy moom boppam nga xam ne dootul aju ci kenn loolu yell na ci mu def ay jéego yu rëy maanaam effort yu baree bari ci wàllu économie ci wàllu koom-koom kon amoon na xalaat boobu lii mi ngi ko waxoon 1955 ci la condition humaine ci janvier 1955 loolu nag dafay tekkale ne kon amoon na xalaatu soqali réew mi ci wàllu koom-koom waaye dafa am lu mu joxoon priorité moom poète président bi mooy nit ñi nañu nekk ba pare nañu nekk identifié wu culturellement am na xëy na leneen lu koy expliquer ndax jamono yooyu ñu génne ci colonisation mu wane woon ni dafa mel ni bëgg naa woon àdduna ni ñun am nañ dara nit ku ñuul du ku suufee rek waaye am nañ dara am dara googu nag xëy na daa gënoon a jëm ci ñu wane ni ñun mën nañoo fecc mën nañoo taaxuraan mën nañoo xeet yu demee noonu
waaye gisin bi moom mënoon naa am solo lool te loolu dafay mel ni mënees na koo lëkkaleeg sax gisin woo xam ne si tey ñun murit yi yar nañu ci mooy dañuy ancré ci ay valeurs culturelles déjà ba pare ndax loolu mooy liy njëkk ci nit ki balaa jëm ci ak tonawook ak yokkook ak lu muy jëflante déjà faaw ñu forger ko ba mu am sukkandiku fu muy sukkandiku am ay référentiel loolu moom mooy liy jiitu ba pare moo tax ci wet googu gisin wa amoon na solo waaye daa mel ni fa mu ca waroon a jaar la ci jaarul ndax tëgg ak fecc ak yooyu rek ba tey moo dox sax ci Sénégal bu ne culture loolu la ñuy jàpp bi mu jàllee terewul bi mu dikkee amoon na gis-gis ci plan bi mu njëkkoon a tëral ci nañu soqali mbay mi fi nekkoon surtout diversifier ko mu bañ a dooneti maanaam jëmmi gerte kese gu ñuy bay waaye fexe ba bay leneen ngir diversifier fi mu nekk nii agriculture bi loolu ba mu jeexee teg nañ ca beneen plan boo xam ne surtout dafay renforcer plan bu njëkk boobu ci ñu bay ngerte gi waaye it créer ay centres yoo xam ne si lu mel ni serre yeeg yooyu pour ñu gën a mën a jàppale baykat yi ba ak ndóol ak ñàkk ak coono bi ñu nekkee woon it loolu mën caa génn loolu moom xalaatoon nañ ko xëy na duñ dikk ci yeneen fànn yi ci des bi mu jàllee ki nga xam ne wuutu na ko fii muy président Abdou Diouf xam ngeen ni moom dafa am nuñ ko móolee mu génne ci wàllu administration doonoon it koo xam ne si ku amoon taxawaay la ci loola waaye fi mu dikkee moo baaxul ndax dafa dikk fekk bekkoor bi nga xam ne moo amoon ci les années 70 ak riche pétrolier bi nga xam ne am na 73 ak 79 yooyu yëpp doon ay éléments yoo xam ne dafa mel ni favoriser wu ko ci daal ñuy jural fi mu nekk nii lu mel ni déficit budgétaire ba fi mu nekk nii réew mi daanaka ak nekkoon ci jafe-jafe yu bari loola tax nag moom li gën a fës ci ay mbiram mooy ay plan yoo xam ni lu mel ni les institutions de Bretton Woods ay FMI ak yooyu imposé nañu ko tàmbale ci plan d'ajustement yi la jiitu d'évaluation bi ak ba ci post d'évaluation bi ba ci plan bi mu defoon muy saaxo luum ngir redresser waat maintenant loolu maîtriser inflation bi ak it surtout déficit budgétaire bi nga xam ne mi ngi doon amit loolu ñu corriger ko croissance bi ku ne xam na ni ci jamono yooyu metti noonu la woon waaye yëkkati woon na ko fi mu nekk nii ba daanaka mu amoon fi mu nekk nii ay signaux yoo xam ne nit ñi ñoo ngi ci doon am yaakaar loolu liggéey na ko waaye fi mu dajeel moom moo mel ni xawul favorable dolli ci nag 94 malheureusement ak crise yi nga xam ne amoon na fii ci suñu gox yi ci espace UEMOA bi faf ñu daal di dévaluer franc CFA bi de 50% loolu tamit doonaat leneen loo xam ni it favoriser wul fi mu nekk nii li mu doon def waaye terewul mi ngi doon góorgóorlu ak yëngatu ngir jëm ca loola. kon moom loolu moo gën a marqué mbiram bi ki ci topp dikkee président Wade ak alternance bi nit ñi ñëpp am yaakaar moom bi mu dikkee li gën a fës ci ay mbiram mooy grands travaux yi nga xam ne song na ko. grands travaux ndax moom li mu gëm te gëm ko déjà wax na ko en 2008 ci benn séminaire bu amoon fii dajale woon les ministres des infrastructures et de l'énergie de l'Afrique fii ci Saly Portudal en 2008 waxoon na fa feddali ni moom gëm na ni suqaliku Afrique ak ñooñ Afrique ak yëkkatiku gu ñuy yëkkatiku ba jot seen daraja ñu mën koo am ci kaw suuf si ba kenn du leen xeeb kenn du leen cof loola moom gëm na ni mi ngi jaare ci ay infrastructures yu xarala yu bees loola tax na gis ngeen échangeurs yi mu def ci réew mi gis ngeen lu mel ni aéroport bu bees bi bu jas bi ay pont ay yeneen ak yeneen péage bi donte péage bi nag moom wax dëgg am na njombe yu bari yu ci am ndax bu fekkente ne xool nañu kilomètre d'autoroute daanaka ci àdduna bi Sénégal moo ko fi gën a cher la lim ko jëndee loolu nag dama xamul suufu Sénégal ak jaww ji daa gën a jafe yi ci des xaw ma waaye ñu ñoo gën a cher le autoroute ci àdduna bi ndax autoroute fu muy jare ci 1 milliard 200 millions 1 milliard 300 xëy na Maroc gi nga xam ni moo gën a naqaree defar autoroute ndax ni relief bi accidenté sax ñoom dépassé wuñu 2 milliards 500 ci kilomètre de route ñun ñu jënde ko plus de 7 milliards et quelques loolu moom xam naa ni lu yéeme la wa illaa xam naa
croissance bee toll woon foofu bari nañ xaalis rek ñu ci may gars yi ko doon liggéeyal ñàkkul ni xëj na loolu la waaye li gën a fës moom ci mbiram mooy gëm na ni faw ay infrastructure lañ war a sukkandiku ngir nit ñi mën a dem ci loolu taxawal na aussi ay ci daara taxawal na ay fajukaay service ngir nit ñi it surtout réduire na aussi muy lu am solo espérance taux de mortalité infantile bi moom ñoom def nañ ci ay jéego yu bari moomu ci loo xam ni bari na ay notes yu ci génn yoo xam ni ndokkeel nañ ko ci gërëm ko ci loolu tamit lu am solo la ba ci kenn ci ay jëwriñam muy président Macky Sall moom bi mu dikkee gis nga ak yoonu yokkute muy doon xalaat bu am solo ba finalement ci 2014 sax la ñuy wax ni ci la taxawalee plan Sénégal émergent fekk na muy xalaat boo xam ne si am na solo lool te bi ñu ko dégloo ci ay waxamit daf ko mel ni daf koo leeral wane ni moom li mu séentu ci émergence ci boo delloo ci lu mel ni l'Observateur Libération ak APS ci novembre 2015 dafa ni man ci samay gis-gis samay gët Sénégal bu émergent du émergent mukk ndare du fii ak fukki at kon doonagul le processus la boo xam ne day siy dox jëm ca fii ak fukki at wala fukki at ak juróom gone yi nga xam ne danañ gane àdduna te juddu ci 2030 danañ doon ay citoyens yoo xam ni ci mennum réew moo xam ni kenn ku ci nekk la nga bëgg muy say xemmemteef da nga ko mën a jëmmal na nga ko bëggee maanaam fii ak sénégalais yi nee na yëgguñu ci loolu ba kenn ku ci nekk lay say xemmemteef da nga ko mën a jëmmal na nga ko bëggee nee na moom loolu moom mooy gisinam ci émergence xam naa nag du doon ay application pour mën yu ni mën a naawe waaye dëgg-dëgg nee na loolu moom mooy gisin bi nga xam ne moom la ci am su ko defee nee na loolu ci nettali gu muy nettali waxi koo xam ne da koy faral di lire lu bari muy Paulo Coelho benn brésilien boo xam ne ku bind na lu bari ñu bari dañ koy yër nee na moom noonu moom mooy gisin bi nga xam ne am na ci nee na loolu itam Sénégal du émergent ndare du réew yi am nañu moyen yi nga xam ni mënta ñàkk ngir ñu saafara soxla yi nit ñi di am mboolem soxla soo xam ne sénégalais am na ko ci buñ ko nattee ci tey ci moins de 15 millions de personnes wala 14 millions yi nangam nee na soxla su nit ñi mën a am rek fii ak réew mi amul jumtukaay yu mën a taxawee ca loolu saafara ko rek moom li muy wax émergence loolu ba tey dikkagul kon nga gis ni waxtu wu nekk bu ñuy wax jëm ci émergence dafay mel ni mi ngi dellu ci réew mi te réew mi li ci jiitu moom mooy nit ñi rek mooy nit ñi fexe ba ñu dafa mel ni lii xalaat bi dëgg-dëgg mooy nees yi taxawoo rek pour reprendre baat bu président Abdou Diouf daa wax lu bari mooy jaamu soxlay nit ñi rek jaamu soxlay nit ñi ba génne leen ci ak ndóol génne leen ci ak ñàkk génne leen ci fexe ba yi ñuy faral di gis maanaam ci environnement boo xam ne bu malsain la foo wëlbatiku daj ci ay xeeti taq-taq ay salte yooyu yépp ñu fexe ba taxaw ci ba loolu dindi ko te loolu gis ngeen ni bari ànd réew yoo xam ne si réussir nañ ko fenn ci suñ mbokk yu jege yi rek mu mel ni Rwanda tey ji boo demee bokk na Kigali Gueye capitale ba bokk na ci réew yi gën a set ci àdduna bi fi mu nekk nii te buñ demee ñaar fukki at ci ginnaaw ci gis nañ ni doonoon na réew moo xam ni boo fa nee cëpp sa tànk sax xeetu nit moom moo lay xeeñ nit ku faatu ngir génocide ba fa amoon te tey bokk na ci loolu nga xam ne loolu tamit leadership bi nga xam ne si ka fa yàlla teg incarné na ko it doon na ca dara bref kon suñu xoolee ñi nga xam ne jaar nañ fi yépp ci diggi Senghor ba ci Abdou Diouf gis nañ ni ku ci nekk am nga yéene ju am solo ci liggéeyal askan wi
waaye dafa mel ni dafay des ba tey. dafa am lu Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax lu am solo dafa daa wax ni nit bi bu fekkente ni bëgg na lu muy wut du ko am wala bu demoon ba am ko it ñàkk ko la koy xañee dinaa leen ko wax nee na lépp looy wut te bëgg koo am fexeel ba tàqale koo am po li may wax nag seetlu ko au niveau mondial li tax waxtu fu ne bëreet dox tuuti nit ñëpp dellu ci crise mooy ne loolu dafa bokk ci loi naturelle boo xam ne yàlla moo ko teg ci impôt ndax sàkkul asamaan yeeg suuf yi ak li ci diggante bi ngir am po finalement nit ñi nag versé wu nañ ci foofu moo xam théorie boo fi mën a indi ak xarañte goo mën a am it waxtu woo doxalee tuuti gis loo jaaxal loo xam ne si xamoo ko woon sóoroo ko woon waxtu wu nekk actuellement tey jii réew yi nga xam ne si gis nañ leen par exemple lu mel ni Occident États-Unis yu ni demee xam nañ ni ni faral di procéder ngir mën a am lu ñu téye ci seen loxo bañ nañ ko ba mën nañoo créer sax ay guerre fi mu nekk pour am loolu waaye fi mu ne da ngay jékki-jékki ñun la ci seen biir donte mooy l'espace la plus protégée fi mu nekk nii dans le monde it da ngay jékki-jékki rek benn américain yi génn dugg ci école bi ay xale ñuy jàngandoo mu yëkkati mitrailleuse day fetal ba mu neex ko rek nit ñu baree ba nga xam ni loolu problème la boo xam ni am nañ ko te amuñu ci solution fi mu nekk nii. ak yeneen yoo xam ne si dafay am ba tax na kon su fekkoonte ni it loolu bëggoon nañu am it il faut ñu accompagner kook loolu maanaam loolu ñuy wax jëmmi po moomu ñu moytandiku ko loolu sëñ Abdou Lahad wax na ko ci ay discours am yu baree képp kuy wut dara bëggoo koo am moom àndala ko po waaye nee na lépp loo am te bëgg koo ñàkkit nee na boole ca po rek boole ca po muy lu am solo loo xam ni tey jii ñun su fekkee ñoo ngi xalaat ci naka lañ war a taxawee réew mi it wala nañoo boole loolu ci xalaat yi lu ci am solo la leneen li it muy ak lu jëm ci ak yàq fi mu ne nit ñi Sénégal jàmbaar lañ lool jàmbaar lañu trop ci wàllu xalaat ay borom yi nit ñu am qualité fi nekk ay nit ñu am xam-xam ñoo fi nekk am taxawaay waaye suñu mbokk yi ñu dëndal dañuy faral di tooñe ni soo bëggee xalaat bu am solo demal Sénégal ñoom loo fiy wax rek xalaat nañ ko ba dugal ko ci tiroir teg waaye ngir ñu jëmmal ko maanaam jëf ko ñun moom daanaka foofu lañ gàllankoor foofu am nañ fi jafeñ fi mu nekk nii maanaam li ñu xam pour ñu jëmmal ko loolu daf ñoo jafe. léegi nag su fekkente ni dañoo bëgg a boole dañoo bëgg a teqalee ilm ak amal loolu dafay am jafeñ-jafeñ ndax du ay connaissance théorique moo yóbbu am réew fenn ay connaissance théorique fi mu ne loo fi mën a wax ci xalaat rek gars yi moom xalaat nañ ko ba pare waaye dañ koy sànniwaat ci tiroir yi fi mu nekk nii alors kon bu fekkente ni loolu mi ngi am aussi ak naka la réew mi man di bu séew di dem ca kanam kon loolu dafa mel ni safaan bi la ñu war a daal di tàmbalee jël xam lu tuuti te jëf lu bari sax dafa gën la nga xam moom fexeel ba jëmmal ko rek mel na ni wax nañ ni sëñ bi mas nay waxtaan ak sëñ ma jëw paxa sax bi mu koy wane ni ko moom daal borom xam-xam la bopp daanaka borom xam-xam yi yëpp mooy seen kilifa sëñ bi mu koy wax dafa mel ni da ko wax ni ko ñun de lu tuut li nu xam noo ngi ni siiw jëfe ko maanaam kon dafay mel ni am na solo ci donte xam lu tuuti jëm koo jëmmal moo gën xam lu bari loo xam ni ay connaissance théorique rek la foo dem jommal nit ñi wax a wax ba génn ñu naan waajee bari xam-xam te loolu dara lu ci mën a jëm mu amul loolu tamit dafa mel ni am nañ jafeñ-jafeñ ci réew mi te loolu nag am na ay gëstu yoo xam ne si ay boroomi xam-xam def nañ ko ci wàllu situation bi Sénégal toll nii bokk na ci recommandation yi ñu def loolu la faaw ñu réformer le système éducatif sénégalais ni ñuy former sénégalais yi moo baaxul ni leen di former baaxul fi mu ne boo demoon tey jii université bu Cheikh Anta Diop jafe na lool nga génne fa étudiant donte mi ngi def master mu jóg mën a jëf dara léegi ci loxoom jafe na ay connaissance théorique maanaam di wax rek spéculation rek wax dong la ñu man naa ne leen tooñ sax ay jamono naan leen waroon nañoo créer benn département waxologie ci réew mi ci université maanaam wax moom jàmbaar lañ ci te wax kese dafa dul tax yëf yi sotti bien vrai que nag li ñu seq dees na ko waxtaane waaye du doon ay waxi kese mooy tax mu jëm loolu tamit dafay mel ni faw ñu boole ko ci réforme yi nga xam ne war naa am surtout ci système éducatif bi ñu jëm ci nit ñi xeertal leen ci ñu mën di jëf lu ñu xam ñu mën koy jëmmal xam nga tey ñun dañoo am gàllankoor dañoo am jafe-jafe ñu metti
sëñ Touba bët bi ñu koy xoolee moom yàlla ma yàlla jégal waaye war nañ ko jéem a xoolee beneen bët aussi ndax bu ñu ko bëggee xoolee bëtub ab moom de ab mujaddid la rek wala moom de ab tarixa la yor nin war a jëriñoo ci moom mën naa des. nañ seetlu tey jii ñun ñii ñëpp ba ci nguuru Sénégal ngi fi mu ne ni ñuy doxal ba bëgg a génne nit ñi ci pauvreté fexe ba service minimum yi nga xam ni nit mënu koo ñàkk nit ñi yëpp jot ci moo xam ndox la moo xam wàllu fajukaay la yooyu yëpp ba ci wàllu tali yeeg yi ni demee yooyu yëpp fi mu ne lu baax la waaye bala si def dara dañuy toog dajale xaalis bu bari mu ngir xalaat toogaat dajale xaalis bu bari ngir tëral plan wala dajale wat xaalis bu baree ngir jëmmal loolu mais xool leen méthode sëñ Touba moom ni mu efficace maanaam sëñ Touba à partir de rien lay taxawal dara à partir de rien ci lay taxawal dara léegi su fekkonte ne loolu ñun jéemoon nañ koo jéem a gën koo gëstu ba ni nañ jël maanaam modèle bii def ko modèle sukkandiku ci moom léegi réew mi dem te dana dem foo xam ne sori la fu sori la xoolal bi mu jógee par exemple Daaru Salaam mboolem mag ña fa nekkoon 99 personnes da leen a boole ak sëñ Gaawaan moom mu ëlbati ko demaat feneen nga xam ni presque à partir de lien lay tàmbale waaye ci lay jëmmalee li muy jëmmal ci lay taxawal loolu nag da ngay gis ni kon faw ñu delluwaat ci réforme yii génn ci recommandation yi ci système éducatif bi faw ñu def ko fi bala ñoo wax ci nu ñuy xalaate nees ko tërale ak koom-koom ko fan la jëm mooy def nit ñi pas-pas ci ñoom maanaam ñu am ngëm-ngëm bala ñu am ngëm-ngëm googu nag faaw ñu xam seen bopp déjà ba pare looloo tax ma ni Senghor amoon na gis-gis bu intéressant malheureusement dafa wàcc yoon ndax moom ci tëgg ak fecc rek la ko jëmee woon ak yu xeetoog yooyu muy waaye su fekkonte ni jëmee nañ ko ci nit ki ci boppam mu xam moom mooy kan xam li mu war a def ci kaw suuf si yii di gàllankoor nit yi yëpp loolu du ca dugg loolu modèle bu am solo la waaye danañu jafe ñun ci réew mi ñu jël sëñ Touba comme modèle boobu jéem ko lu ñu tus duñ ko def sax duñ ko xalaat dañuy yaakaar ni daal boo ko xesee tudd yaa ngi fi indi parloo boo xam ne yow yaa ngi faral murit yi te il faut ñu génne ko foofu il faut ñu génne ko ci ndax dafa yor njariñ loo xam ni manees na koo jariñoo kon bu fekkoon ab tubaab la sax war nañoo dem ci moom gëstu ko pour jël njariñ loolu man askan wi mën koo jariñoo donc loolu maanaam lu am solo la beneen bi ci des it bokk ci li gàllankoor fi mu ne réew mii li ko gàllankoor nga xam ne loolu du sax politique publique yi ñuy def mais loolu ci l'homo sénégalensis la nit ku sénégalais li lay waxaat ne kon am na solo te urgence la ci ñu réformer le système éducatif la bala ñu fay wax fi mu nekk nii fu ñu jëm kanam maanaam xalaatagu ñoo war a mën a jëm kanam sax il faut ñu réformer le système éducatif la gis nga sénégalais notion du temps fi mu ne amuñu ko notion du temps te nit bu fekkee amul notion du temps kooku mënta jëmmal dara du mën a jëmmal dara da ngay gis dañu war a daje xam naa loolu moom il faut ngeen def ci ay séminaire suñu Xaadim ba wan nit ñi yéen clé bi fan la ndax man daanaka c'est la première fois ma gis ñu wax ma waxtu wañ ñu tàmbali ko c'est la première fois ma gis ko maanaam noo def bu nee la léegi 5 heures la ñuy tàmbali mais 19 heures la ñuy tàmbali léegi 2 heures de temps yow nga perte dem na ci sëg dund ñàkk nga ko te dootoo ko jotaat am na lu bari loo ca mënoon a taxawal ndax mbir mi dafa jëm ci wàllu compétitivité faw nga doon koo xam ni si da nga mën a jongante ci xam-xam ci xarañteef ak yor say jumtukaay yoo xam ni saw askan da nga leen mën a yóbbu ci kanam loolu nag su fekkente ni notion du temps amoo ko na la wóor ni la mënoo bokk ca ñay jongante kay raw moom ñu naan mooy jël peeg déeg nangam moom waxaaliwu ma ko mën ngaa bokk nag ci ñu départ moom waaye doo arrivé mukk alors ki arrivé wul nag mënuñu su la wax émergence mënuñu su la wax it véritablement ak yokkute ak développement ba tax na yooyu bokk na ci li gën a urgent ci réew mi ñu war koo def fi mu ne nii mooy ñu réformer le système éducatif réformer ko nit ñi ñu xamal leen seen bopp comme ni ko presque asiatique yi di defee rek dafa am sama benn wëlëre nee na ma dama dem Japon mais man ba ma fa demee wax dëgg yàlla damaa xeeb sama taalibe gis naa ni ñii ñoo ma ëpp ak taalibe mu ni ma ñoo ma ëpp ab yar ci seenu doxalin lu ñu la wax noonu lañ koy respecté waaye tey bu fekkente ni dañ ni la
da ngay ñëw di dugg train nii rek wala dugg train nee na boo ñëwee da ngay ñëw fayal sa bopp amul kuy contrôler amul dara nee na man ma daal di ñëw rek daal di dugg toog ñun ma mais da nga dul jël ticket ma ne ñu ne mais nii boo koy def réew mi mënut a jëm ci kanam mënul jëm ci kanam c'est pas possible mënul jëm ci kanam te loolu fuñ ne ñun ñu def ko fii Sénégal fi mu ne du dara ndax bu ma amoon occasion mën a burle bus wala dara sax dama naan xéewalug sëñ Fallou Gueye rek léegi sëñ bi loolu xam nga problème la xawuma ni man maa ngi lor fi mu nekk sama réew maa ngi lor askan wi fi mu nekk nii participer wu ma ci lu yóbbu kii bi te fuñ may fekkit maay dàq critiquer gars yi li ñu war a def defuñu ko te yow it li nga war a def defoo ko alors loolu da ngay gis ni kon c'est urgent ñu réformer le système éducatif bi bala ñoo wax lu jëm ci lu soqali réew mi moom nga xam ni réew mi lu ne am na fi monsieur 20% nangam ak nangam nga xam ne bala ma laa signer benn contrat sax damay encaisser 20% ba pare léegi bu fekkente ni noonu la sénégalais bi taxawee mais kooku bëggul réew mi en fait mën naa bañ a doon moom nag sikk si ndax ni ñu former nit ñi la waaye bëgguñu réew mi ñun former wuñu pour ñu bëgg suñu réew dañ ñoo former pour ñu bëgg suñu bopp la ñuy bëgg maanaam li ñëpp maase bokk fi mu ne kenn mën nañu ko tuŋaañ ba noppi toog di xool nit ñi di meles ci ko boole ci xam nga loolu lu dangereux la léegi kon kañ ngeen yaakaar ni réew mi maanaam indi fi plan boo xam ne jinne yee ko indi du dem mënul dem benn plan du fi dem benn plan boobu ba léegi plan bu ne tëral nañ ko fi benn du ci dem ba tax na kon jëmmi sénégalais yi li ma jàpp ni mooy urgence te war koo njëkk te ma gis bokki taalibe yi di ci góorgóorlu loolu mooy révolution culturelle bii moom mooy li war a njëkk ci yëf yi déjà ba pare ba nit ñi am gëm-gëm nga xam ne da nga am foo taxaway bu dëgër sookal boo xam ne wóor na leen sookal bi moom du deng dafay dëgër su ko defee ñu ancré nit ci ay valeur ñu am lu ñuy mën di tegtaloo loo xam ni du la sori ndax li ngay tegtaloo bu la soree it mën ngaa am jafe-jafe ci diggante bi li ngay tegtaloo bañ laa sori te loolu am nañ ko fii gis nga Edem Kodjo yaakaar naa mas naa wax lu xaw a demee noonu du fekkonte ni Afrique dellu woon nañu te moom jël na sax Sénégal Afrique bu fekkoon dellu woon nañ ci tegtalu ci ku mel ni Serigne Touba dellu ci am njàngaleem kon ba tey Afrique xool gi ñu koy xool ci suuf ku ko gis xeeb ko condition yu metti yi ñu nekkee ci ak ñàkk ci précarité yii fi nekk yépp nee na yooyu dana soppiku bu fekkonte ni sukkandiku ni ku mel ni njàngaleem Serigne Touba te moom du waxuma la jullit mais du murit waxuma la it du sénégalais aussi kon waxul ngir lu neex Serigne Touba waaye borom xam-xam la gëstu na ba xam ni dafa am lu war a jiitu te moom la ñu war a jiital ñun nag nous avons mis les charrues avant les bœufs ñun problème boobu dëgg fondamentalement suñu problème moom réew loolu la danoo jiital sareet bi jël nag ya mbaa fas wa teg sa ginnaaw léegi yow yaay sonn ndax yaay mujj téye balankaar bi fuñ la fekk ngay witti saw ñaq te maanaam fa nga bëgg a dem doo fa dem ndax waroo jiital sareet bi ñun loolu moom lañ jiital xoolal tey jii bi ñuy départ boo ñu comparé ak ay réew yoo xam ne soriwuñ dara lu mel ni Zimbabwe gii rek wala Tunisie wala peut-être pays yi nga xam ne réew yi nga xam dañuy wax ni ce sont en fait des pays émergents mais bàyyi nañu fi bu yàgg bu ñu fàtte ni en 63 Sénégal dimbali woon na Corée du Sud tey Corée moo ñuy dimbali. te pourtant xeeti xam-xam bu fa nit ñay jàng rek sénégalais yi peut-être jàng nañ ko mbaa ñu jàng yu ko gën a kawe léegi kon problème bi fan la xam nga war nañoo jéem a xool kon lan mooy problème bi ndax sénégalais yi dañoo amul xam-xam déedéet kenn ëpp leen xam-xam mais théoriquement moom macha allah waaye tey naka la ñuy fexe ba li ñu xam ñu jëmmal ko am nañ jafe-jafe ci loolu fexe it ba maanaam rationaliser maanaam jëmmi waxtu yi ndax waxtu yi lu ñu compter la. nokki gu dem ak gu dikk loolu lépp da nga am lim boo ci am boo xam ne bu matee da nga fiy jóg loolu ñu fexe ba am ci ak fiiraange goo xam ne lu ñu war a def rek ñu def ko ci noonu ko Cheikh Khadim daan defee moo tax ma ni c'est intéressant que nit ñi waroon a gëstuwaat Serigne Touba ci wet googu léegi ñu génn ci problème yi ñu am ba tax na kon il faudrait que ñu jéem a taxaw ci régler ginnaaw bi ñu réformer suñu système éducatif bi il faut ñu taxaw ci jéem a fexe ba amal suñu bopp autosuffisance alimentaire maanaam li nga xam ne ñun mënuñu koo ñàkk te moom la ñuy dunde ñu fexe bañ koo yaakaar ci kenn mu jóge ñu fenn loolu si pour maintenant ci deuxième étape bi
di xalaat exportation waaye déjà liñ ci soxla moom nañ ko wutal suñu bopp ba pare loolu moom c'est un minimum pour réew mi liñ ci xalaat loolu mën a am. beneen bi ci des tamit muy su ma jëlee xëy na de manière ramassée rek secteur tertiaire bi tey jii ñun dafa mel ni foofu it c'est vrai que ni moom moo porté fi mu nekk nii la croissance moom moo ko porté waaye mel na ni ñun lanu ca am it bariwul fi mu ne la cay génn lépp la ci ëpp dañ koy génneewaat réew mi loolu tamit jafeñ-jafeñ la ba tax na foog naa ni waroon nañu fi mu ne encourager en fait les initiatives locales initiative nationale bi ak entrepreneuriat local bi wala national bi waroon nañ leen non seulement encourager leen jàppale leen taxawu leen mais aussi def ci li ñuy wax la préférence nationale loolu dafa am solo gis ngeen coow li fi am fan yi ci diggante États-Unis ak Chine nit su fekkente ne ñun ñi nekk ci suñu biirum réew am audace am xarañteef dem nañ jàngi dara wala xam nañ dara nangoo entreprendre dugal seen alal ak seen jot ak seen xam-xam ci dara loola réew mi yàlla na ci mu téel leen seen i tànk bañ mën a dem ci kanam mais loolu suñ ko deful finalement ñoom ñëpp dañ leen di mujj bousiller te loolu mën naa décourager ñi nekkoon ci gannaaw nga xam ne amuñu woon fitu def ko loolu dafay daal di indi beneen jafeñ-jafeñ démb maa ngi waxtaan ak ay commerçant ni leen yéen sénégalais yi nag ñun dañoo bari ay jafeñ-jafeñ fi mu ne lu ñu wax ñu ni nguur gi mais ñu nit war nañu seet suñu bopp yéen ñii bu ngeen xefee ñii ma gis ñu tàmbalee installé wu ci réew mi damay bañ a tudd kenn nag mais ñëpp xam nañ ko danañ dem ba yow booy jaay fi mu nekk nii caaf gi ñuy jaay ci koñ bii maire caaf bi di ko jaay sax ñoo koy gën a yombale parce que ay multinationaux lañu alors mënoo leen a concurrencer mënoo ko c'est pas possible tey lépp luy jar fukki dërëm nga koy jaay fukki dërëm nga jëndee ko fukki dërëm ba koo jaay fukk ak ñaar pour am ca dara ñoom mën nañ koo jaay sax lu agul ci fukki dërëm mën nañu fonctionner daanaka fii ak juróomi at ci perte te duñ perte daanaka ndax ñoo ngi yëngu ci yeneen i gox ba tax na kooku il faut ngeen waaj ba lii tax ñu mën a taxaw jàmmarloo ak ñoom ngeen mën koo def mooy ngeen boole seen bopp mais sénégalais yi moom loolu yombu nga gis fi saase bi ñu ko waxee ña fa nekkoon ñëpp coow judduwaat na fa loo xam ni bañoon a wax xalaat ba sax moo ko gën nga xam ni mel na ni moom dal arab yi am na lu ñu ànd mooy d'accord nañu ñun duñu ànd ñun tamit wala boog am na ñu koy bëgg a def fi mu nekk nii alors loolu concurrence nan lay mën a mel ndax booy concurrence da ngay concurrence koo xam ne si yéen a tolloo doole mais tolloowu leen doole ndax ñoom ay multinationaux lañu adduna bi fu ne ñoo ngi fay yëngu fi mu nekk mën nañoo ñëw lépp looy jaay ñu jaay ko lu gën a néew loolu te service bi ñuy rendre sax yow doo ko mën a rendre kooku kon da ngay gis ni y a pas photo mënu leen koo defante loolu yaakaar naa ni lu am solo la ci sénégalais yi am initiative yow mais surtout sunu autorités yi aussi jàppale askan wi ci loolu ñi am ay initiative par exemple fi mu ne ci lu jëm ci la commande nationale rek li ñu soxla ci wàllu bureautique ak xeet yu demee noonu mais tey bu fekkente ni suñu menuisier yi xam-xam bi dañ koo amul wala amuñu xarañteef gi xëy na am na lu leen dese mais nañ leen jàppale ñu dem defi tàggatu ji bu ñu tàggatoo ba noppi ñu fexe jàppale leen ba ay jumtukaay yiy liggéey loolu ñu am ko su ko defee li réew mi di commandé ci wàllu bureautique ay banga ki taabala ki yeni demee yooyu ñu jox leen ko ñu liggéey ko ndax ñoom ñoo ngi ci réew mi la ñuy fayee lempo réew mi li ñuy jënd ci réew mi lañ koy jënde jënd nañ fi ay kër seen njaboot ñoo ngi fi loolu dafay am solo mais malheureusement da ngay gis ni dañuy préférer dem jëli commande bi feneen aussi yooyu yëpp finalement dafay mel ni dafay xaw a xoj initiative yi nga xam ne si ndaw yu bari am nañ ko ba lan lañ seetlu malheureusement mu wane ni échec dafay am ci lu bari ci yéene yu ñu am mooy ndaw ñi fi mu ne daanaka kenn nanguwut a toog ci biir réew mi daanaka nanguwuñ ko ci population boo xam ni majoritairement ñi ci ëpp daanaka ni ay ndaw lañu nanguwuñoo toog ci réew bi da nga gis ku ci góorgóorlu fi mu ne ba amoon ñeent mbaa juróomi million day préférer fi mu ne joxe ko dem à l'aventure te pourtant bu fekkonte ni formation bi may junj léegi nii amoon na mais juróomi million ku ko yor mën ngaa toog ci réew mi mën nga fee toog liggéey fi mais malheureusement loolu tamit tàggatuñ ñu ba ñu gëm suñu bopp dañoo tàggatul ba gëm maanaam dañoo xaw a dese ci wet googu loolu nag yaakaar naa ni lu ci am solo la aussi loo xam ni war nañ koy gën a bàyyi xel aussi ngir réew mi loolu mën a jóge xam nga
yii may junj yëpp su fekkoonte ni tey jéemuñu ci saafara maanaam fii ak téeméeri at it réew mi du génn ci nguute gi mu nekk ni te am na yeneen aspect yoo xam si évoqué wu ma ko lu mel ni fi mu nekk nii depuis presque 2014 ba ci 2018 mii ni Sénégal tàmbalee lebee maanaam wàllu bor bi mi ngi jëm ci ay proportions yoo xam ne mi ngi tàmbalee jéggi dayoo te loolu ana yan ñoo koy fay mooy koo xam ne dangaa yoroon sax njaboot war fee jógee booy dëgmal dem yombal xiyam war leen fee bàyyil loo xam ne danañ ko seddoo lii de suñu bàyyi na ko fi bàyyil waaye ñun leen fi nar a bàyyil suñuy doom ay bor lay doon ay bor lay doon fii ak daanaka juróom fukki at ci kanam dañuy fay ay bor te loolu aussi wax dëgg yàlla mat na bàyyi xel ba tey jii ñu war a jëm te mooy tax ma insisté waat ci li ma waxoon ci sëñ Touba léegi nii maanaam ñu jéemoon a gën a gëstuwaat mbirum sëriñ bi bañ koo xool ci angle nii rek lu wàllu spiritualité bi rek mais gën koo gëstuwaat ni mu doon jëflantee ak ni mu yoroon ni mu daan doxalee ay mbiram sëriñ bi à partir de rien day taxawal dara à partir de rien dafay taxawal dara mais sëriñ bi waxtu wu ci nekkit ak yàq dafa daan rationaliser fi mu nekk nii li mu yoroon ba lu nekk la fa war a dem foofa dana fa dem te loolu tamit gis na ni malheureusement dafay des beneen bi nga xam ni it mën naa ko cee dolliwaat mooy émergence bi ñuy xalam ñu koy rêvé wala boog sax man baatu émergence souvent dama koy xaw di dàq maanaam waaye jëm kanam gu ñu waroon a jëm kanam ci soqaliku gu ñu waroon a def loolu gis nga mënta sotti te justice amul al adlu justice amul parce que justice boobu su fekkente ni amul investisseur privé yi ñi nga xam ne dañoo war seen alal lay gën a dalal seenum xel mooy réew mi stable réew moo xam ne réew mu dal la réew mi am na stabilité mais ñu xam ne aussi justice am na fa ba tey jii suñu dikkoon dajeeg benn waay mu bëgg leen a nax seen àq ak seen yelleef des na leen ko delloo loolu aussi bokk na ci mbir boo xam ni it lu am solo la ci justice bu amee ci réew mën naa doon levier ci mën a booster fi mu nekk nii am réew pour mu mën a dem ci kanam bref kon yi nga xam ne mën na ko waral yépp waxtu bi kan la waxtu moom gaaw na di kii man la de waxtu bi daa mel ni daa gaaw maa ngi am lu ma bëggoon a kii suñ bi de kéemaan la waaye xam naa ni daal ci tënk man daal li ma jàpp mooy maanaam jëm ci kanam lu mën a nekk la waaye xeeti xalaat ak nosin ak tëralin yi ñu jéggaani woon du ma ni baaxul waaye balees koo mën a jël di ko approprié wu nañu seet ci sunu biir ndax am nañu xalaat nosin ak tëralin yoo xam ni am na fi te ñu mën koo jóg jëfandikoo ko léegi loolu moo war a jiitu Julius Nyerere dafa am lu mu laajoon ci tribune bu OUA en 1974 dafa waxoon ne ndax ñun Afrique amuñu koo xam ni yàlla dimbali na ko ba leeral ab gisam waaye kattanal ko yi tamit ba nga xam ni mën naa dox te dem te mën naa yóbbu it aw ñoñam mu ni ndax yàlla kattanalewuñ ci kenn koo xam ni kooko mën nañoo diri ñun Afrique jëlee ñu ci situation bi ñu nekk muy précarité bi en 74 président bu Tanzanie loolu moo lay wax ni la fi mu ne lii priorité mooy loolu il faudrait que avant ñuy dem di xooli max ak keneen ñu jéem a xool ba xam ndax Serigne Touba ñun mën nañoo jëlee ci moom loo xam ne mën naa defar suñu àdduna te foog naa ni mën naa am foog naa ko ndax bu fekkoon mënut a am du wax mukk ni kataballahu tabaraka wa taala ana dawlatan nasara in tuqlu huna min aydihimu ila xayri aydihimu kon du ko wax mukk te suñu borom moo ko xamal loolu kon le pouvoir la nguuruk nasaraan dana bàyyi ko ci loxo ya mu nekkoon muy ñoom nasaraan si te ku xam sëñ bi ni muy waxe da ngay gis ni moom ñaari kuréel dong la fi bàyyi muy xisbulaay xisbu seytaan ñee nag ñoom nee na féete nañu fee dana jóge seeni loxo ñëw fii te moom moo fi nekkal ñi kon loolu war naa mën a tax kon ñu delluwaat ressourcé wu rootaat ci moom ba mandi ci xam-xam yeneen yi ñu soxla it ñu dem jëli ko ak fu mën a nekk ci kaw suuf si waaye it ñu tàggatu ci ay jikko surtout ay jikko parce que Sénégal fii moom bu ñu indi woon Barack Obama mu jiite ñu
indi administration Trump ba fa nekk léegi nii Sénégal it du tax Sénégal dem kanam mënta dem kanam c'est pas possible ci conditions yi parce que il faudrait que mu am benn mouvement boo xam ne si mouvement national lay doon mboolem askan wi yëpp ay jugandoo am yitte jooju ak yëg-yëg bi ak pas-pas bi ngir ñu xam ni sunu réew mii fu mu war a yegg ci àdduna ñu ñoo ko fa war a yóbbu loolu il faudrait que mu nekk ci kenn ku ci nekk mais malheureusement loolu nekkagu ci kenn ku ci nekk sa njariñal bopp kenn ku ci nekk fi mu nekk nii ker ngaa ker ba moom boo xefee da ngay daal di toog benn barab rek ni lépp baax na gars yi sax dañ naan léegi moom sëñ bi def na lépp waaw sëñ bi def na lépp man leen sëñ bi def na lépp te léegi nii incha allahu rabbi sëñ Xaadim bu ndogu jotee kenn ko fiy toog nii sëñ bi ndogu la waleel na ma woon man gi duma ko fi gis ay daw responsabilité rek daw responsabilité kese waaye ginnaaw waxtu wi xaw naa xat waxtu dafa tënku xam naa ni loolu bokk na ci daal li ma jàpp ni réew mii moo koy génne ci guuta gi ñu nekk nii waaye bis bu ci génnee Sénégal mooy doon locomotive bi génne Afrique ci situation yi mu nekk nii muy précarité bi il faudrait que nit ñi ñu dellu ci tabax ñu ba ñu gëm suñu bopp déjà ba pare parce que gëm sa bopp mooy tax deesu la tardeel ci barab gëm sa bopp mooy tax la nga war a nekk waxtu wu ci nekk da nga ca nekk la nga war sa nekk it kenn du la ca dugal malheureusement te tey jii gis nañ ci exemple bi ma joxe ci autoroute à péage bi rek autoroute boo xam ne si loo xam ne mënoon nga ci am daanaka 5 kilomètres de kii ñu defal la ci benn kilomètre maanaam googu ñàkk bopp daanaka Sénégal doo nga ko mën a fekk tey boo xoolee li tàmbalee Colobane wala Dakar ba Pikine Sénégal ko financé ci xaalisu boppam ñun sénégalais ñoo ko fay te pourtant dañuy fay waa Eiffage fi mu nekk nii te pourtant ñoo ko moomal suñu bopp dërëmu kenn dugg ci et pourtant dañ koy fayal ñoo koy fay dañ ciy fay fi mu ne pour jaar ci loolu da ngay gis ni kon googu dese ak googu ñàkk bopp wenn askan nga ko mën a fekk ci àdduna muy ab sénégalais donc loolu kon li koy dindi il faudrait que le Sëñ Abdou Lahad waxoon ñu dem ci mooy as gor day xam anam moom faw ñu ancré ñu pas théoriquement mais ñu tàggat ñu ba ñu xam ñun suñu bopp gis nga suñ ko xamee xam-xam bi moom mi ngi fi ba pare ndax bari na sous région bi ñooñ bu ñu soxlaa tey jëmmal dara Sénégal la ñuy ñëw jël ci fi ay plan am na fi ba pare su loolu amee nag xeeti xam-xamu xarala surtout ñuy diversifier aussi formation yi di tàggat nit ñi université Sëñ Xaadim ñaari minute rek université du ñëpp a fa mën a dem ñëpp waruñu fa mën a dem man gis-gis boobu laa ci am tey dañu war a tàggat nit ñi ci nit ñi ñu am ay métier mën a jëf dara mën a jëmmal dara mën a taxawal dara nga xam ni université kon moom barab la boo xam ne si comme nañ ko waajale woon bu njëkk rek barabu recherche la barab bu ñuy gëstoo la barab excellence lay doon boo xam ni du ñëpp a fay mën a yegg ndax yàlla moo bind te yamalewul du ñëpp a maase yam tolloo ci xalaat ci xam-xam ci yooyu tolloowuñ ci kon ña nga xam ni ñoom ñoo am yenn niveau yu xarala yi na leen fa yóbbu ñoom ñu dem yeggale seenum jàng su ko defee nit des ñu fexe ba xawma ay école régionale lay doon xawma lu muy doon ñu fexe ba nit ñi di jàng métier ngir mën a jóg def dara mais su fekkente ni ñëpp dañoo bëgg a def dara kenn ku ci nekk nii damay jàng ay wax rek wax dëgg yàlla crise bi ñu nekk nii duñ ci gaaw a jóg kon yëf yi bari na suñ koy lim duñ fi jóg waaye xam naa ñu yemalee ko fii tey ba xëy na beneen yoon dellu di sant bokk yi bu baax di leen ndokkeel di leen gërëm di sant bu baax it sëñ bi mu ngi lay ziar lu bëree bëri jërëjëf sëñ Xaadim di la wax ni thème bi daa doon thème boo xam ne li ma ci gën a jaaxal rek mooy waxtu bi ndax yaakaar naa su ma jumul genre thème yu mel nii li doon gën mooy mu doon forum ku nekk mën cee indi sa xalaat ndax dafa doon loo xam ni ñëpp la yitteel ñëpp la war a yitteel ndax bu ñuy wax loo xam ni dafa jëm ci réew mi yaakaar naa kenn ku ne war nga cee mën a gis sa bopp ndax li ñuy tuddee engagement politique du caaginu rek politicien bi nekk ci arène politique bi waaye engagement politique bi jiitu mooy kenn ku ne nga bëgg sa réew yaakaar naa sëñ Bakar wax na ko ci biir waxtaan bi ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko dafa bokk ci imaan mooy nga bëgg sa réew te bëgg sa réew weesuwul nga bëgg mu jëm ca kanam kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo lool te itam attentes yi ñu ci amoon mel na ni gis nañ ko ndax soulever nga fi ay questions yu bari yoo xam ne yaakaar naa ni ku ci nekk boo jógee rek war nga ci mën a gën a bàyyiwaat xel ndax loolu lañ jublu ci waxtaan bi ngir ñu gën a bàyyi xel xam ni ko sëñ Babacar waxee émergence bi ñuy wax te émergence
ni mu ko waxee léegi baat buy xew la rek ndax am na jamono yoo xam ne wàllu développement la ñuy wax développement durable wala yu mel noonu kon baat buy xew la rek mais li am solo mooy ñu fexe ba réew mi jëm ca kanam ngir ñu jëm ca kanam nag ni ko sëñ Babacar waxee dafa am solo mooy ñu bàyyi xel yu baree bari bokk na ci yim tudd mooy suñu identité bokk na ci wàllu liggéey itam ñu gën ko farataal comme yeneen réew yi nga xam ne ay réew yu émergent la nit ñuy liggéey boo xoolee américains yi nga xam ne bu ñu liggéey dañuy mel ni ay dof yooyu sénégalais yi bëgg liggéey googu tam dafa war a nekk ci ñun su fekkee bëgg nañu émergence am wax na fi ci wàllu li ñuy wax don de soi mooy nit ki bañ a xool intérêt waaye mu jiital intérêt askan wi loolu tamit gàllankoor la ci yi nga xam ni buñ ko saafar woon mën naa am émergence dina am